La NBA, c'est la magie du basketball mondial sur la magie de la télé. DTV. mbokk yi dimanche le 6 janvier ci stade Iba Mar Diop Mounia production dellusiwaat na ñu ni Mounia kan nga ñu indil mu ni Njaga Doole ikiri Njaga Sarr lay bàyyeekoo xale ndaanaan bi xale technique bi sëñ Modou Niang kan la ci teg Ibou Ndapha numéro 2 bu kaay baax lay bàyyeekoo muy ñaari ndaanaan dimanche le 6 janvier drapeau kan soxna na fi Fall 5e édition loolu kóllëre la na muy drapeau soxna na fi Fall di jigéen du jàmbaare sëñ Modou Niang waaye nee na yamul foofu de kan la ci teg Kalso di laalee kan Albouri Pape Socé war a laaleeg Aboy Jokkel war a laaleeg Laye Birisiri Boka war a laaleeg fils de Doubales top 5 di dajeeg Yaamu Boy Notaire war a laaleeg Nokia Tidiane Faye numéro 2 di laaleeg fils de Yikini Thiatou Kayre di laaleeg Zal Koña horaire war a laaleeg Mam Balla cey mbokk yi bis baa gi noonu sëñ Modou Niang dimanche le 6 janvier drapeau soxna na fi Fall bis bu rëy di ñaari xale yu mu boole di ay ndaanaan waaye sëñ Modou Niang yan sponsor la àndal ñu ni kan Sococim Sanar assurance Tampico cey bis baa gi noonu mbokk yi dimanche le 6 janvier drapeau soxna na fi Fall Njaga Doole war koo laaleeg Ibou Ndapha numéro 2 muy ñaari xale yoo xam ne ay ndaanaan lañ mbokk yi bis baa gi noonu en direct DTV. mbokk yi juróom ñaari waxtu bu tegal benn simili jot na fi ci Ndakaaru li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci Khalifa Ababacar Sall ak décision bi bàyyeekoo ci waa Cour suprême ñi koy jàppal tànk ne fala budda dana bokk ci élection présidentielle yu atum 2019 te loolee amul lenn lu ko mën a indi ci ay firnde ne am nañu mbetteel ci boobee décision bàyyeekoo ci Cour suprême fës yenn ñu jàpp ne ay rëq-rëq la ci boobee décision daañu ko ci xibaar yi waaye lu ñuy faral di nemmeeku la muy conseil constitutionnel lu ci ëpp ci ay décision ñu ci ëpp ci wéy politique yi daanaka dañu koy ŋàññe lu ni mel ndax du na saxal suñu démocratie réew naka noonu suñuy bànqaas réew yu mel ni constitution bile wala boo conseil constitutionnel ñenn ci ay wéy politique ak ñu yëngatu ci wàllum droit àdduna ñu ca di ay gis-gis yi waroo daañu ko jukki ci xibaar yi dana ca bokkit ñàkkum essence bi ñu nemmeeku jamono ji rawat ñi nga xam te ñooy yëngatu ci wàllu napp gi ca Soumbédioune lu ni mel ñu koy dëggal ni indi na gàllankoor ci seenub liggéey mooy ni ngir jote ca daanaka dañuy wër ba tas naka noonu it gis jën sax jafe na ñenn ñi koy jaay ngir ne jafe-jafe yooyu ñu am jëm ci mankum essence bi sàkku ci kilifa yi ñu indi ci ak jàppandal daan ci ànd ak suñu ndaw waaye dana ci bokkit métier de la semaine yi tey ñu jox kaddu gi ñi nga xam ne seen liggéey dafa doy waar ndax dañuy yëngatu ci yarum xaj bu fekkee noonu lañu ko mën a dippee seen métier la fa ñuy jaar ba fexe lépp luñ ko wax xaj ba mën kaa jëmmal ni liggéey la bu ñuy sàkku ci kilifa yi ñu jëmmal ko di seen ko métier daan ci ànd ak suñu ndaw di Adjana Ndiaye ponk yaa ngoog mbokk yi bu ngeen ñu teewloo ñu dikk ak yéen ci faram-fàcce gi. mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi ci ngoon gi ñu koy door rek ñi jàppal tànk Khalifa Ababacar Sall àdduna ñoo ci décision boobu bàyyeeko ci cour suprême mi dëggal la ñu ko teg ci ay daan ñoom ñu jàpp ni amul lenn lu mën a tere Khalifa Ababacar Sall mu doon candidat ci élection yooyee waaye te indi la ñu jàpp ne ay rëq-rëq la ci boobee décision ne ab mbetteel dëgg la ñu ci am te xeex bi dafay wéy di ay pro Khalifa fësal ko ci siège yu taxaw Dakar ñu doon jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi suñu ndaw di Oumar Danso lañ ci àndal ci ay leer. bi nga xamante ne cour suprême daal dina ko jël ngir confirmer condamnation bu Khalifa Ababacar Sall boobu la dogal mënul tere Khalifa Sall bokk ci élection présidentielle bu ñu sukkandiku ci Babacar Thioye Ba nekk mandataire taxaw Sénégal. la ca gën fës ci leer ji mooy gannaaw yàlla laa wax parce que ñun dañoo gëm yàlla gannaaw yàlla. dara wala kenn mënul tere Khalifa Ababacar Sall bokk ci élection présidentielle
moom mu ngi xamle ni atte bu cour suprême mënul nekk atte bu mujj ci noone Khalifa Ababacar Sall am na possibilité def li nga xamante ne mooy rabat d'arrêt. cour suprême dëgg la moo féete kaw attekaay yi nekk ci réew mi yëpp waaye bu jógee jëlee dogal ña seqoon atte bi am na yoon may na leen sañ-sañ ñu def li nga xam ne moom la ñuy wooyee rabat d'arrêt. ci fukk ak ñett pourvoi yi nga xamante ne avocat Khalifa Sall déposé nañ ko cour suprême juróom-ñaar lañu atte li nu mel taxaw Sénégal di ko ñaawlu. cour suprême ba muy atte nee na moom juróom-ñaari pourvoi la atte juróom-ñaar nag boo ko génnee ci fukk ak ñett mu def juróom-benn ana juróom-benn yoon kenn attewu ko. coalition taxaw Sénégal dina taxaw temm ngir Khalifa Sall bokk ci élection présidentielle bu 2019. Oumar Danso jafe na ko ngir mu nangu ndogal boobee bàyyi ko ci waa conseil constitutionnel mi gàntal li nga xamante ne mooy candidature am moom Bougane Gueye Dany indi ay firnde yamu jàpp ni la muy wane mooy ni dañoo bëgg a salfaañe candidature ñenn bi mu jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi jàpp ni lambu càmbar la ak ña nga xamante ne ay technicien lañu seen xam-xam màcc jëm ci xaralu yees yi Mansour Sow liñ ci ànd ci ay leer. xol bu naqar yi ba pare mer ba fut moom la leader bu gëm sa bopp def moom Bougane Gueye Dany nag jàpp ni li nga xamante ni moo xew fële ci conseil constitutionnel ak càcc la gu mat sëkk. càcc googu yàlla weer na leen lii xalaatuñu ko woon. lii ñu wane nii ñoom xalaatuñu ko woon li ñu leen génneel nii ci chiffres yi ñoom xalaatuñu ko woon parce que yaakaaroon nañ ni duñ ko gis waaye yàlla mooy borom bët bu mag bi yàlla ommat na ma ba wan na ko man nii maa ko gisal sama bopp maa woo techniciens yi ne leen kaay leen xool yëf yaa ngi nii càcc gi feeñ na. ay document yu ànd ak ay film. Bougane Gueye Dany di wane nag anam yi nga xamante ni ca lañu jaar rek tey jii ba sàcc lépp lu jëm ci wàllu ay parrainage am yooyu lee tey jii ñu ci kenn ku dul président Macky Sall. Pape Oumar Sakho mi nga xam ne moom moo jiite conseil constitutionnel war na seetaan lii ku ko seetaan bokk nga ci li yàq Sénégal danaa bëre ñi ma neex laay bëree dinaa bëre. mbot mi nga may dóori may tànn côté di nga ma koy dóori mais loolu kenn amul kooku loolu kenn xamul lan la encore une fois nañu Macky Sall jàppale te xam ne réew mi moomu ko. gannaaw ba mu jàppee ni tey ji danoo gàkkal ab turam sàcc ay parrain ba pare nag tey ji taxaw temm rek ngir fexe ba mu bañ a bokk ci élection présidentielle yu ñu dëgmal moom Bougane Gueye Dany nag tey ji taxaw na temm ngir yóbbu leen ci yoon. ça veut dire de manière très claire ñoom ci seen bopp ñoo manipuler fichier bi ñu yóbbu conseil constitutionnel ñoom ñoo déplacé ay nit ci ay régions yóbbu leen ci yeneen région ñoom nag yaakaaroon nañ ne seen njublan gi du feeñ waaye yàlla weer na leen yàlla moom mooy fal buy soxla nguur moo koy foqar ci kon moom Macky Sall na xam ne ay balam jeex na. ci jamono ji ñuy àddoo leader bu gëm sa bopp jàpp na ni candidat la ci élection présidentielle yi lée ci noonu la sax dugal na ab recours ci juridiction compétente yi lée ndax jàpp na ni rek ci genn wàll lii ñu ko doon laaj lu jëm ci wàllum ay parrain matal na ko sëkk. Mansour Sow lañ ko doon laaj ci ay parrain matalu ko kam matal te mu am yenn ñu am ay rëq-rëq ñu sàkkoon ci moom mu indi ci ak jàppandal laata ñaari fan yi di mat di Idrissa Seck mu jiite parti Rewmi loole sabab demo ki nga xamante ne mooy seen mandataire ni ki tey ca conseil constitutionnel wala ni ki démb ñoom nag bu ñu sukkandikoo ci kaddu ki yore parti maanaam kaddu parti bi di docteur Abdourahmane Diouf ñu ngi dànqaafu ñi nga xamante ni ñooy conseil constitutionnel ne duñu nangu ñu bëgg indi ak maanaam gàntal seen candidature boobee ñu jàpp ni matal nañu te it liggéey bi ci lu wér te wóor la ñu ko teg ñu teewlu ko suñuy ndaw. Pour ñun waa réew mi ak le candidat Idrissa le problème du parrainage ne s'est jamais posé suñu mandataire dem na compléter li nga xam ne moom la ko conseil constitutionnel laajoon amuñu benn doute ci question boobu parce que 8 lañ ñu laaj 8 xaw ma 9 8 lañ ñu laaj ñu déposé 176 voilà donc ñu ngi déposé 176 donc liñ ñu laaj déposé nañ ko 22 fois ñaar fukki yoon ak ñaar
kon foofu mënul am problème mais nag dañuy alerter parce que ku mën a taxaw ne benn candidat am nga 36 000 doublons invalidés peut-être que mën nga taxaw ne say 176 yëpp dama koy invalider foofu nag lañ leen di xaar def nañ la ñu war a def liggéey bu set wecc liggéey bu jaar yoon def liggéey bu rafet macha allah amuñu benn doute ci question boobu ñun li ñu gëm mooy jàkkaarloo président Idrissa Seck ak président Macky Sall bu soobu yàlla dina am. mu ngoog mu doon lu ñuy faral di nemmeeku di ay décision yu bàyyeekoo ci conseil constitutionnel te ci ñu ëpp ci ay wëy politique dañu koy ŋàññi lu ni mel samp ab laaj may ndax bu yàggee du indi ak jafe-jafe ci suñu démocratie naka noonu suñu bànqaas yooyee nga xamante ne bokk na ci ñuy jàpp ni ay arbitre lañu ñenn ci ay wëy politique naka noonu yu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu yoon am ci ay gis-gis yu oro ci reportage suñu ndaw di Adama bi tey ci bari ñu yëngu ci politique di faral dina saxal dogal yi tukkee ci conseil constitutionnel bu ñu sukkandikoo ci kàddu njiital comité sénégalais des droits de l'homme nag li ni mel doon na lu yàgg file ci Sénégal. contestation électorale ci décision yu conseil constitutionnel du tey fi naa ne 1993 gis nañu que amoon na fi ay contestation ba même le président du conseil constitutionnel d'alors Maître Babacar Seye gis nga li ci xewoon su ñu jëlee décision conseil constitutionnel yi muy rendre mais am na ñu ci d'accord am na ñu ci dul d'accord donc loolu defe naa ne c'est le jeu démocratique normal mais loolu warul ñu indi tey ñu dem ba ñu war di ŋàññi suñu conseil constitutionnel ba di jàpp na sa conseil constitutionnel bi da di juridiction bu tekkiwul dara defe naa ne loolu warul am parce que tey ci wàllu langu élection maanaam conseil constitutionnel mooy l'arbitre te match de football boo gis wala combat de lutte boo gis wala match basket boo gis dafay am arbitre. Maître Babacar Ndoye di ab juriste consultant di wax ni conseil constitutionnel musul jël ab dogal boo xamante ni dina gënal ñi fare ci kuje gi. pourquoi conseil constitutionnel ci bëri ñu koy ŋàññi parce que dañu gis ni dans l'histoire politique du Sénégal musuñu gis conseil constitutionnel ñu si membre opposition ba acteur politique yoo xamante ne bokk ci biir nguur gi ñu saisir ko mu joxe décision boo xamante ne méngoon na ko bëgg-bëgg opposition bi d'ailleurs même am na ñoo xamante ne dañ considéré conseil constitutionnel organe la boo xamante ne dañ ko fi teg uniquement pour bëgg-bëgg pouvoir exécutif. ña nekk ca conseil constitutionnel nag duñu jëfee li nga xamante ni moo nekk ci loi bi di gis-gisu Papa Alioune Diallo mu yokk ci rek ni sage yooyu lee amuñ jumtuwaay ya waax ngir mën a saytu wàllum parrainage bi. conseil constitutionnel ñun waxuñu ne baaxuñu ñoom dañ leen a jox droit nañ ko joxe noonu lañ koy liiree dañ leen di jox ay jumtukaay mais nag doon na baax comme sage lañ leen woowee ñoom sage lañ leen di woowee man damay woo seen sagesse mooy bu ñu demee ba gis ne lii moo ànd ak xel. parce que quand même droit dafa am technique am waaye xel dafa am tamit ci loolu lañ naan sagesse bu demee ba nga xam ne ñoom xam nañ ne outil bi baaxul wala ñoom dañ ci war a maandu mënuñu certifier li nekk ci ginnaaw war nañu dellu ginnaaw suspendre seeni travaux woote waxtaan. naam sax na saxal ak lam-lamee seeni dogal mënul ñàkk waaye ñoom ñi lee ñuy woo ñi yëngu ci wàllum politique gi rek ñuy nangu dogal yi nga xamante ni bile juridiction da koy joxe te bañ ci indi ab werante. ñu koy jaajëfal moom Adama bi tey leneen lu ñuy faral di nemmeeku saa yu élection jubsee ci réew mi di ay xeetu maanaam faat yoo xamante ni daanaka la muy indi ci njoxt ci xelu nit ñi mooy lu xaw a nuru sacrifice te loolee ñu jàpp ni ña koy faral di amal bokk na ci ñi nga xamante ni wéy politique yi doon na lu ñu ñaawlu ñenn ci askan wi jàpp ni nguur maanaam waru leen mën a yóbbu ngir ñuy amal yenn xeetu sacrifice yu ne mel ñeneen ñi ñoom la ñuy sàkku ci kilifa yi rawatina wéyjur mooy ñu bàyyi xel bu baax a baax seeni doom ngir ñu mën a mucc ci xeetu sacrifice yooyu ci jamono yi nga xamante ne ñuy waajal li di élection présidentielle yu atum 2019 may mun a ñaan. ñu bari ñi yeewoo ci réew mi ñu ngi laajte kan wala lan moo nekk ci ginnaaw yenn jëfin yi wala enlèvement yi nga xam ne yenn saay ay sacrifice rek moo ko tax a jóg rawatina ci période électorale li ni mel ñu bari di ko ñaawlu rawatina bu fekkente yenn ci ay njaboot lay dal. pour man xëccoo nguur moom jëwru ray bakkan man sama xalaat bu gàtt xëccoo nguur jëwru ray bakkan parce que ëllëg day am nit ku nekk da ngay dee da ngay fekk yàlla sunu borom kon am na loo xam si ne jëru ko
na ñëpp ñu bàyyi xel ñu koy yónnee ñu koy def lool ñu koy def ñëpp kenn ku ci nekk nga xool ci sa diggante ak suñu borom. ay bés rek des ñu daal di dem ci présidentielle bu 2019 ba tax na ñu bëri ñi yeewoo ci réew mi nee nañ am nañ tiitaange bu baax a baax waaye it di nakarlu ñàkk kaarange bi nekk ci biir réew mi. seet naa ne politiciens yi ba dégg ñuy wax may seetaan ci télé bi di dégg ci rajo bi ñuy wax tiit naa parce que léeg-léeg sax ku ne kuy wax ne ñu laaj ko mu ne jaral na ma sama bakkan mais après bakkanam nekkatu bon dootu ko jar su fekkee ne bakkam jaralutu ko dara kooku kenn waru ko fal parce que bu bëggul bakkanam bëggul nit ñi nañu rendre compte ne dara xajul Sénégal. loolu tax ña cay woo yenn ci ay way jur ngir ñu gën a fagaru. waaw ñuy surveiller xale yi bu baax comme loolu xew na bu yeboo ñëpp jóg rek ñu bokk ci ànd ci. affaire bu garaaw daal boo xam ne daal xam nga ku mën a def attention daal ba ma def attention bu baax parce que Sénégal daal benn instant nii moom yaa ma gën a xam ñun moom tiit nañ trop ñun ndaw yi. gannaaw loolu bile ñàkk kaaxaange nga xam ne ñenn ci askan wi ñu ngi koy dund la ko gën a yokku bokk na ci weer yi yëpp ñu génn ñu nemmeeku ay cas d'agression yenn saay sax nit yi ñu agressé ñu yóbbu seen cër loolu tax ñenn ñi yeewoo ci réew mi gannaaw bu ñu amee tiitaange xamatuñu fa ñu war a teg seen tànk. Maymuna ñaan ña ngay wéy di ñaawlu la ñu bëgg a teg loxo lii di bande filao yi nekk ci Géejawaay di collectif bi xeex ngir loole du am ñoom wàcc nañ ci mbedd mi wane seenum naqar ne la ñu bëgg mooy ni nañu dakkal taxawaay bu ni mel ndaxte bu ñu ko maanaam wéyalee la mu leen indi ci ay gàllankoor sàkkan na lool te duñu ko nangu bëgg kilifa yi dégg ko indi ci ak jàppanda laata mbir yee ëppi loxo ñu teewlu ci Ahmed Kourouma mi coordonnateur boobee collectif ak suñu ndaw teewal ñu ci banlieue bu Ndakaaru di Abdoulaye Wadianga Ibrahima Togala. mooy le président Macky Sall dafa signé benn décret boobu di jox magistrat yi ay hectares suuf yooyu nag bëgguñu lu dul ñoom ñoo fii dëkk fii bañuñu ko dëkk waaye boo dëkk fu mel ne forêt classée dafa am lu jiitu mooy une étude environnementale et sociale boobu ñoom defuñu ko parce que mënoo koo def ci weer ak genn wàll c'est pas possible li ñuy wax mooy ñoom bu ñu ñëwee di wax ci seen tribunaux yi ne nul n'est censé ignorer la loi leneen li nga xamante ni nit mënu koy ignorer mooy ce 21e siècle dafa am lu xew mooy le réchauffement climatique Géejawaay am benn bande verte boo nga xamante ni moo koy préserver contre l'avancée des mers te bande verte boobu nag ñun duñu protéger duñu nangu mukk doon lu leen jafe muy essence bi ñi nga xam te ñooy nappkat yi ñoo ko fësal ñañu fekk ca Soumbédioune di ko dëggal ne daanaka ngir ñu jote ca dañuy wër ba sonn te loolee la ñu bëgg mu dakk bëgg kilifa yi fexe ba loolee di essence baax lool ci seen i yëngatu jëm ci bu ñuy dem géej ñu fexe ba loolee yomb te it buñ ko soxlaa ñu mën ko teggat ndax lam ñu indi ci ay gàllankoor bokk na ci jën yi nga xamante ni gis ko jamono ji jafe na ndax bu ñu demee ca géej laataa ñoo dellu daanaka daañu toog ay weer li nga xamante ne mooy seen i gaal ñay jaay jën it di dëggalu ni mel mooy ne jafe na ngir ñu teg ko gët loolee fës ci reportage suñu ndaw di Philomentine. benn weer a ngi nii nag yenn si nappkat yi di jànkonteel ay jafe-jafe yoo xamante ne ni ñàkkum essence rek moo ko waral ca Soumbédioune nemmeeku nañ ne lu ëpp téeméeri gaal moo daal di taxaw. man na ñaari weer daanaka moo leen si jafe-jafe essence bi waaw dund bu métti ku ne xam ne boo amul carburant pour dem liggéey ku ne xam ne jafe-jafe bu métti ngay dund bu métti la moo lay dund ni dund bu métti bi moom da nga naan métti la rek xam nga boo nee métti na rek métti na mais métti bu métti la moo lay di dundee si 2 mois yi ci wàllu boo xool Soumbédioune léegi li fi nekk est-ce que mor na ay 2000 pirogues au moins ñu ngi gaar ñëw di tax pendant 2 mois. nappkat yooyee nag dañuy faral di daw fu ne ngir am rek tuuti essence ngir mën a dawal yenn ci seeni gaal. avant nga takkale fee am tuuti dem ñu ne la essence am na Yoff nga daw ñu ne la essence am na Tëngéej nga daw wala Yarax noonu la noonu nga ñëw bu ñu am na fii nga daw wut fa tuuti ñëwaat dem liggéey ñëwaat toogaat ay fan doo demaat géej nga ñëw toogaat. loolee tax rek ñi ëpp ci ñoom dematuñu sax géej. parce que essence 1 mois 15 jours amul c'est dire. Soumbédioune doo xoolee da ngay doo xoolee ay gaal yi bëri nañ trop te gaal gu nekk day yem 5 personnes 6 personnes. bul xoolee gaal yi tey li nga fi fekk
moo le paa ngi toog yaa ngi si mbaar mi ñu ngi toog fii kenn demul géej. moom dong lañ fekk ci bërëb yi soxna si di jaaykatu jën mu ngi waas jën yoo xam ne taxu kaa bari lool nee na nag jën bi fu mu toll nii kenn mënatu koo teg bët te tamit njëg li seer na lool. ndax ñoom bu ñu amee essence ñu dem liggéey ca la ñuy am ñun tam lu ñuy liggéey yóbbu suñu njaboot bi waaye bu loolu amul ñun tamit dañuy xaw a handicapé benn côté bi. jën yi tamit day seer marché bi am na jën tuuti rek waaye taxu koo bari noonu. nappkat yi fare ca Soumbédioune nag ñi ngi woo njiitu réew mi ngir mu amal ay jéego ngir saafara ñàkkum essence bi nee nañ tamit fi ñu toll nii sonn nañ torop te fas yéene nañoo amal ay yëngu-yëngal bu ñu saafarawul seen jafe-jafe. Philomène Tine xeex lépp lu aju ci wàllu immigration clandestine ministère bi ñu dénk wàllu formation professionnelle bëgg indi ak jàppandal ci wàllu ngir fexe gën a tàggat ndaw ñi waaye te jëmmal ab projet boo xam te ne daanaka loolee ko tax a jóg la muy wund ak it nees mën a def ba indi seen wàll ci xeex loole di maanaam immigration clandestine dañ ciy teewlu madame Diaylia Ba mi nga xam te ne mooy responsable suivi évaluation nekk ci ministère bi ñu dénk wàllu formation professionnelle ak suñuy ndaw. nekk ay diplôme yoo xamante ne dañ koy jox xale yu nga xamante ne am nañu fukki at ak juróom-benn jëm ci ñeent fukk ñooñu la ñu bëgg a jox ay diplôme yu nga xam ne day wane ne xale bi jàng na ci lu tolloog juróom-benni weer ci lu ëpp te fexe nañu ba centre bi jox ko xam-xam bi nga xam ne dina ko fexe mu mën a ubbi lu nga xamante ne mën na ci am daan dooleem wala mu dem fenn di fa daan dooleem ba nga xamante ne dina mën a jàppale ay waajuram ak ñi nga xam ne ñoom la war a jàpp. ñu ngi ciy dalal ay xale yu góor ak ay xale yu jigéen yi nga xamante ne jot nañoo jàng wala jotaguñoo jàng sax waaye ñu nga xamante ne bëgg nañoo jàng ci loo xamante ne war na leen a mën a jàppale du ci lu gaaw ñu mën a am xam-xam bu leen dimbali ba ñu mën a am liggéey bu baax. ñu ngi war a former 10 000 jeunes ñoom ñëpp bu ñu yàlla dimbalee lu ñuy ñaan mooy ñoom ñëpp ñu mën a am liggéey mën a am jóge ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la économie bi di jànkonteel. ñu dalal ñii ñu ngi centre de formation yi public ak privé mooy ñi nga xamante ne état la ñu wékku ak ñi nga xamante ne dañuy fay xale yi dañuy fay ci biir ñooñu ñëpp la ñu dajale pour wan leen lan mooy certificat de spécialité yi nan la ñu bëgg mën a defaree ñoom projet ba déposer ko ci comité bi koy sélectionné ba ñu mën a jël ay jeunes ñooñu ñëpp ñu formé. maanaam mécanique bi ñu ngi ci agriculture bi horticulture ñu ngi ci tourisme bi domaine bépp boo xamante ne rek mu ngi Sénégal te xale war na cee mën a góorgóorlu ba gëstu ci ba am ci xam-xam ba mën cee ut liggéey ba jàppale boppam jàppale ay mbokkam ci domaine yooyu yëpp lañuy sàkku formation yi. ñu wax ci musée des civilisations noires bi ñu ubbil askanu Sénégal di musée boo xam te ne boo fa demee da nga fa fekk yattu kii di Cheikh Oumar Foutiyou Tall naka noonu it boo ne carré bu Serigne Babacar Sy loolee ban gis-gis la ci ñenn ci ay way diine am àdduna ñu ca naka noonu ñenn ci askan wi jàpp ni boobu musée dana gën a dëgëral ak it suqali wàllum tourisme ci mim réew ñu ànd ceeg suñu ndaw di Safiatou Koli. Noire nekk béréb bu am solo ci jàngale lii di taarixu réew mi moom nag nitu diine la bu ñu sukkandikoo ci moom boobule béréb am na lu bari li nga xamante ni askan wi mën nañ ci njëriñu. da nga à travers Bonekara bi nga gis ca xam-xam nga gis ca teraanga nga gis ca yar bu rëy ma sëkk nga gis ca mën a bëgg teral nit nga gis ci koo xam ne kii waxtu wu jëflanteeg yow rek nga bëgg a mel ni moom. Bonekara ba mooy jaasey Cheikh Omar Dia. boobule musée donte ni am na solo lool ci góor gi nekkoon fi militaire askanu Sénégal ñoo amul culture di dem di doxantu ji ci yooyu le béréb. lu baax la wante dafa fekk ñun suñu habitude mooy ñuy dem di ziare ji suñu kër sëriñ yi. mu nekk waajur ci Omar Foutiyou Tall Mourchid Iyane Thiam jàpp ni ci wetu jaasi bi ñu exposé ci musée des civilisations noires di moomeelu Omar Foutiyou Tall waroon neen fa fekk téere bi di Coran. kaamil bi lañu waroon a jëkk a teg ba pare teg ci wetam jaasi ji ndax jaasi du woon liggéeyam jaasi ji mu daan xeexee dëgg mooy écriture yi ca kaamil ba. ngir fexe ba askanu Sénégal di gëstu ci yenn mbir yi ñaar ñi di xamle ni éducation ak jox gëdd suñuy culture moo ci ëpp njëriñ. plus que suñu système éducatif
jàngalewuñu suñu mag ñooñu. ñun dañu war a gëstu ji daw xool li fi maam yi amoon ci aada ki cosaan ak si rafet ñu mën a jël ci jikko yooyu di ci adapté. ci biir musée des civilisations noires dineen fa fekk lii di jaasi bu Cheikhou Omar Foutiyou Tall, mbaxane bu Serigne Babacar Sy, ay dàllam ak yeneeni objet historique. ci noone ñu bari ci askan wi jàpp ni rekk boobule béréb dañ ko war a jox gëdd bu war. Safiatou Koli ñi lee may nara junju dañoo mën seen liggéey ba bépp ndogal wala digle bu ñu jox xaj yi nga xamante ne ñoom la ñuy yar daanaka dañ leen cee topp ngir ne ñoo leen yar daal di leen dressé ba lépp lu aju ci seen i kaaraange ak ñeneen ñu dul ñoom sax dañuy taxaw jëmmal ko ñu leen di woowee ay dresseur métier la bu ñu miin xam ko lool naka lañ koy doxalee nu ñuy doxalee ak it ñi nga xamante ne ñoom la ñuy yar di xaj yi ndax ñuy gis seen bopp ci métier boobee ñu amee. nañ ko war a mën a déggee seen gis-gis ak it métier beeg secteur bi na ma war a doxee loolu yëpp dikk nañ ci ni mu gën a yaatoo ànd ceeg suñu ndaw di métier de la semaine Adjara Ndiaye. ay jooyu xaj yu dul jeex mooy am ci centre bile bu fekkee dañuy gis ku ñu xamul te nag dañuy ànd ak yar ak dal lool bu ñu jàkkaarloog ñi nga xam ni ñoo leen di former nga xam ni dañuy communiquer ak ñoom ngir rekk di leen dalal. dañ koy maîtriser depuis bu mu nekkee xale bu mu nekkee bébé dañuy ànd ak moom tette ko ci benn affaire bu ñu soxla bu demee nag ba nekk mag nga indil ñu ko mun nañ dem ak moom ba am li ñu bëgg. tout le temps ñun dañuy jouer ci sa mentalité xaj bu nekk tey balaa ñu ciy def dara dañuy lire lan moo nekk ci bopp bi d'abord. bu ñu xamee li nekk ci bopp bi ñu soog a xam fan lañ koy jaar ba maîtriser ko. ñoom ñi ñu leen di woowee ay dresseur nekk ñu am dal lool ndax seen liggéey bi daf ko laajte. xaj tey bu rëccee war nga ko mën a woo mu ñëw nekk sur la place. waaw léegi au fur et à mesure ngay koy defar formation bi di améliorer ak moom bon xaj bi day dem ba nga xamante ne foo ko yem loo lay yem boo ko nee mattal mu matt boo ko nee toogal mu toog nit ki sax mun na ñëw ba ci yow def ay affaire ni xaj bi du buuse tant que ne woo ko defal lii. ñu sukkandikoo ci seeni kàddu du xaj jëpp ñoo mën a nekk ci ay kër wante ñi nga xam ne ñoo di client yi xamuñu ko. Pitbull race boobu Cane Corso genre boobu dañu xaw a am tuuti mental bu xaw a sori moo tax d'habitude ñu ci bari bon duñ koy ñeme sax parce que des fois dañuy wax ne day def ay incident wala su tollee dimension bi day tourner di leen mataat et tout ça bon ñun nag cas yooyu vraiment bon amaguñ ci ay cas yu metti parce que bon yi ci am yëpp bu ñëwee dañuy xool ne li tax xaj bi di def loolu dañuy boole groupe sanguin. métier bi nag bari ay risque loolu. waaye ñoom ñi nga xam ne seen xel dafa màcc loolu ci mbir mi duñ ci bàyyi xel bu baax. métier bi ku ko xool day xam ne bari na risque mais looy jàng rek neexul ñeme nag mais looy jàng la ba adapté wu ci ba mu nekk ci sa deret waaw dañ ci am des fois nag ay incident mënut a ñàkk. tey mën nga ñëw ñu woo la ci benn xaj boo xam ne par exemple dafa agressif ñu ne da nga ko war a dresser donc loolu il fallait que nga am benn patience ak temps ak liggéey bu jaaroon boo xam di nga ko mën a maîtriser ba du la mat. loolee sax tax ñu yor ay outils yu am solo ngir lu leen di mën a dimbali ci seen liggéey bi. am nañ ay outils de travail yoo xam ne ay jumtuwaay yoo xam ne moom la ñuy liggéey ak ñoom ak benn communication boo xam ne ku nekkul ci xaj mënoo xam loolu. costume bi doo ñëw rek sol ko waaw à tout moment mën na la indil problème. waaw parce que dis na dis goo xamante ne boo ko jàngul maîtriser ko doo ko mën a manipuler quoi. fii ci réew mi nag liggéeyum dresseur fonkuñu ko lool mais ñoom ñi ci nekk fas yéene nañu soppi bii li xalaat. bu doon tey pays européen yi la da ngay gis ne foofu lañ ko gën a valoriser fa la ëppee xaalis. mais bu dee fii dañuy gis ne boo nekkee doomu jullit rek waroo laal xaj wala affaire yooyu d'habitude fii lu bari ñu loolu la ñuy dund te or que c'est pas ça parce que ñun xaj yi ñuy yor fii dañ leen di tàggat ba nga xamante ni ci fànn bu nekk mën nañ la fa assurer sa kër yow mi nga xam ne yaa leen moom dañ lay défendre ci tous les cas. ci noonu sax ñaxtawuñu benn yoon même bu fekkee ni amuñu ci xaalis loolu. tane na rek suturlu rek
waaw suturlu rek. comme ñu ngi ciy suturlu sant yàlla am na tuuti rek mais su Europe nag lay ëpp xaalis comme fii gars yi ni ñu ko favoriser bariwul noonu. ñoom ñi lay jàpp ni képp kuy def bii lim métier da nga war a am mbëggeel ci xaj yi nga xam ni ñoom nga war a former. ko jàng bu baax ba xam ko te am ci fulla ak fayda ndax métier bi moo demee noonu te soo ko jàngul aussi doo ko tari. ay bañu xaj ak yëpp da nga ko war a xam ba ci terrain bi ngay dressé da nga war a xam terrain bi ñaata kii nga soxla pour dresser fa. da nga ko war a jàng ba ci ay yaxam ba ci ay tànkam da nga ko war a jàng da nga war a maîtriser xaj. berger allemand rottweiler malinois carios pitbull ak yeneeni race loolee la ñuy fekk ci biir centre ñoom ñi nag di leen tàggat ngir rek espèce bu ci nekk mën a xam fi ngay jaar ngir mën a aaraate xaj jile nekk ñoo xamante ni ñu xam lu leen di dresseur yi di wax métier bi nag Modou ak Matar fas yéene ko gën a ñoñal ngir rek askan wi gën a am kaaraange. ngok di nekkoon métier de la semaine ñu àndoon ceek ñi nga xamante ni ñoom la ñu woowe ay dresseur seen xam-xam màcc jëm ci yarum xaj ba lépp lu ñu ko wax ci wàllu ndigal ñu daal di koy topp comme ni ngeen ko gisee ci élément bi ñu àndoon ceek suñu ndaw di Ajara Ndiaye ñu wax ci wàllu tàggat yaram sunu gaynde yu jigéen yi yëngatu ci wàllu handball ak ndam la ñu jëlee bu yàggul dara ca lii di République démocratique du Congo jëm ci Coupe d'Afrique bi doonoon ñaareelu place ginnaaw Angola lu ni mel tax ab taxaw seetlu jëm ci seen prestation boobu ak i waajal bii di mondial bi gis-gisu fédération bi ak ñi nga xamante ni ñoo doon tàggat sunu gaynde yu jigéen ñi ngir gën a defarwaat waajal yooyee compétition di xaar sunu gaynde yu jigéen ñu ànd ceeg suñu ndaw di Amadou Makhtar Ndiaye. ginnaaw participation bu rafet ci CAN bu handball bu jigéen ñi bi amoon fee ca Brazzaville nga xamante ni équipe bu Sénégal final sax la mujj toogee ñu jiite sport boobule teg nañu bilan bu dal xel. ndam bile nag ñëpp a ko bokk ci biir équipe bi dirigeant yi jawriñ ji ak staff bi mu nekk doxalin woo xamante ni dafa indi résultat bu am solo kon ñu mën a jàpp ne bilan bi kat lu baax la. équipe bu dëgër ak ay njiit yu gëm lu ñuy def moo leen tax a bokk si ñi gën a ràññeeku ci boobu lay jongante. renforcer le staff technique renforcer les athlètes faire en sorte que fii ci biir réew mi suñu entraîneurs yi aussi ñu mën leen a accompagner parce que am nañ bëgg-bëgg bi ñu ngi ci terrain yi di tàggat xale yi mais faw ñu gën leen a accompagner par la formation pour que la formation du haut niveau ñu commencé di ko teel a inculquer suñu xale yi. li ci ëpp solo nag mooy yegg benn niveau ba pare des fa bañ a wàccaat. ba fi ñu jaaroon ba am résultat yi ñu bañ koo teggi muy planifier